maa ngi nuyu population bi d'abord di wax ni mën la Amar Samb ki nga xamante ni moom la jiital muy coordonné en tout cas kuréel gi ëmb képp kuy jëfandikoo ndox mi ci gox bi. ñu xalaat ci bu baax li tax nag ñu woote ndaje mi tey mooy dañoo am ay problèmes yu ñu dund ak Aquatech depuis 2018 ba fi Aquatech ñëwee le problème yi commencé woon ñun ci suñu biir ñu waxtaan discuter ba trouver ay solutions. fexe ba faire reculer un peu Aquatech et continuer à fonctionner d'une manière boo xamante ni ñëpp mën nañu ko apprécier suñu forage yi yàlla ñuy suturaal nag du ñu ni lépp jag na waaye am nañ yaqin ni li ñu fi def Aquatech defu ko fi te Aquatech aussi wane na boppam ci yeneen gox yi ñun ñëpp ñu ngi koy gis ci télé yi mënoo toog ñaari semaine te gisoo ñuy xeex gisoo ñuy ñaxtu parce que bëgg nañ Aquatech jóge fa yàggul dara le 22 bi passé gis nañ ko ci journée mondiale de l'eau ay presque toute la région de Thiès localité yëpp a manifesté wu toute la région de Diourbel localité yëpp a manifesté wu parce que ñaari région yooyu Aquatech moo fa nekk li ñu war a xalaat nag war koo interroger wu comme question mooy lan moo tax ñaari région yooyu yëpp ngay dégg ñu manifesté wu parce que Aquatech moo fa nekk lan moo tax yeneen région yi manifesté wu parce que aniw Aquatech nekk fa donc encore une fois ñuy wax état ñuy wax Macky Sall moom mi nga xamante ni décret bi ci moom la jógee réforme bi moom mi nga xamante ni moo fi teg OFOR bi nga xamante ni moo lëkkaloo ak Aquatech ñu revenir at ci seen i décision ni leen Aquatech gii ngeen ñu andil liggéeyul li nga xamante ni moom la askan wi di xaar Aquatech gii ngeen ñu andil ba mu fi ñëwee ba léegi fitna la ñu jural ndox mi doyatul je pense léegi caméra yi jaar nañ ci kër yi su suba ba léegi amuñu ndox donc loolu wane na lu ne te li ko instant bi ñoom ñoo fi nekk gérer gestion bi ba nga xamante ni ñoo yoroon dëkk bi nekk fii lii musul am encore une fois ñuy wax ni problème bu amee ci ñun lay njëkk a dal ñun ñi nga xamante ni ñooy population bi problème bu amee ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk population bi bu ñu yoroon gestion bi dinañ def luñ ca mën parce que leer nañ ni bu ñu jógul ndox du am te duñu naan ce qui veut dire encore une fois que ni état dafa war a encourager li nga xamante ni mooy les entreprises locales ab GIE moo fi nekkoon bu dul GIE ëllëg beneen entreprise locale lay doon boo xam ne mi ngi ci gox bi compétence yaa ngi fi pour vous dire simple à chaque fois bu forage bi pandee ki koy réparer ci dëkk bii la dëkk koo xamante ni bénévolat lay def bu ñu woowee ñële nga xamante ni ñoo nekk région de Thiès balaa ñuy def déplacement c'est un temps long très long boo xamante ni day métti trop pour ñu am ndox ce qui fait que moom mooy def déplacement pour dire que ne lii nga xamante ni jël nañ ko bëgg koo jéggaani dénk ko ñeneen compétence baa ngi fii li laay war suul li ñuy ñaan c'est simple nañ ñu bàyyi yeeg suñu gestion ñu gérer ko ba nga xamante ni incha allah li ñu bëgg en tant que population muy ndox mu doy ndox mu sell ci bëgg njëg bu yomb 2018 la fi Aquatech ñëwoon première passation de service boobu ba mu amee toog nañ ay weer problème mu facture am ba ñu woo Aquatech te pourtant 75% yi nga xamante ni am na ci recette yi Aquatech lañ ko doon jox 25% rek la ci comité local bi doon yor donc ce qui veut dire que ni ñoom ñoo yoroon en charge pour fay facture yooyu waaye ba fay jotee fay ñu ko ñun ñoo débrouillé wu en tant que population ak ñi fi nekkoon fexe ba ñu fay ko yàgg naa am aussi ay coupure d'électricité mënuñoo am possibilité revenir à la normale lu tax parce que tout simplement Aquatech non seulement il était injoignable mais boo leen joindre duñ la satisfaire ci li nga xamante ni mooy besoin bi en carburant donc loolu encore une fois mu nekk ay problèmes yoo xam ne dund nañ ko ak Aquatech beneen bi mooy li tax ma ni des na ci jàppale gi wala jàppale wuñ sax laay wax mooy bii passé yàggul dara le 3 mars passé dañu def beneen deuxième passation de service bu kenn yëgul nag boo xamante ni ñu koy naqarlu parce que daa nañ def au moins entreprise privée bu daan ñëw ci localité la mi njëkk a def mooy mu waxtaan ak askan wi ñu dégg ñu ni nañ waxtaan ak ñun amuñu lu dul jekki-jekki dégg ñu ni def nañ une rencontre dans les coulisses et que un PV a été décliné mu nekk lu ñuy ñaawlu nag mu nekk ñuy lancer encore un appel à toutes les autorités que ni ñun duñu ay jaayir seeni doom dañoo màgg xam li xew li laay wër suul nañ ñuy gersu xeexuñu xuloowuñ politikuñu développement dëkk bi moo ñu ñor développement commune bi moo ñu ñor nañuy boole ci lépp ñu ko bokk ko ànd ko liggéey. maa ngi wax ci wàllum ndox mi ñun daal Aquatech soxlawuñu ko fii li ñu soxal mooy lii suñu doomi dëkk bi yor mooy forage bi ñu jàppale ñu ci ñu liggéey waaye quand di jéggaani mënuñu ko xalaatuñu ko sax ndax géej nañoo rooti depuis bu fi doomi dëkk bi nekkee yor forage bi di ko gérer normal ñun loolu lañu xam te loolu la ñuy dox yenootuñu rooteetuñu te suñu facture yi mën nañ koo fay
quant à Aquatech bu ci duggee suñuy facture duñ ko mën a fay te duñu am fenn fuñ ko jooytoo kon nag yuuxu moom na jub fiñ ko war a jubee wax dafa jooy ñu ne la looy jooy mu ne ko fiñ ko war a jooyee jooyee ñu ma ko fa te fii lañ ko war a jooyee muy suñu forage bi ñu moomal suñu bopp ñun daal forage bi daal nañ ñu ko bàyyi suñu loxo booru dëkk bi yor ko. léegi ñàkk ndox yan jafe-jafe la leen def. ñàkk ndox mooy jafe-jafe bi bari na ndax quant à feebar bi bari na ñu ne te ndox mi moo ñuy setal te amuñu ndox mi kon bu ñu amul ndox nu ñuy setee feebar bi day gën a law kon nag ndox mi na def ci dëkk bi yónniw ñu kenn jéegaaniw ñu kenn nañu yem fii suñuy ndox suñu doomi réew mi yor ko forage bi ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom. ko doyen ci lii nga xamante ni moom la ñuy xeex dama leen di fàttali rek historique parce que lii may wax nii xeñ na am na ñoo xam ne ci xale yii tey bi ñu koy def boobu ñoom juddooguñu parce que 1981 la ñu am suñu forage mësuñoo am problème majeur laa la wax ndax ñi fi jaar ñëpp dañ doon communiquer ak ñun chaque mandat su jeexee ñu defal ñu assemblée générale wax ñu li nga xamante ni moom fa la ñu toll ci liggéey li ci rëq ñu jubanti ko li ci rëqul ñu avancé donc mësuñu am problème majeur mais biñ ñu indilee Aquatech ba léegi Aquatech amul lenn loo nga xam ni jariñ na ko dëkk bi bi ci ëpp solo nag dinaa gërëm sant jeunesse bi parce que man suma xel dal na parce que ñun dañ doon xeex ba suñuy doom juddu ak suñuy jarbaat taxawaay bu mel nii kon maa ngi gën a maa ngi koy gërëm Omar Sam mooy président bi nga xamante moo jiite mouvement bi ak ñi mu àndal ñëpp suñu xel dal na am nañu yaakaar ni tey suñu fi jóge woon incha allahu alors am nañu ñu taxawu bi des mooy am na bu am solo bu Omar wax mooy dañu fi am ay plaques solaires yoo nga xamante ni dañ ñu ko fi may Aquatech toog na fi yàgg ñëwul dafa daw dem yoonam bi mu déggee ne plaques solaires yi ñëwaat na mu bëgg ñëw jël suñu ndox loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg man maa ngi ànd ak xale yi ci xeex bi te mosuma ci jóg te moom laa gëm te incha allah dinaa ànd ak ñoom di xeex ba kere ñu gañe ba te incha allah dañu gañe ba taay wasalaam. rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw Aquatech soxlawuñ ko tey soxlawuñ ko ëllëg lii nag plan A la rek plan B mi ngi ñëw mooy li ñu bëgg bu amul dañuy boycott facture yëpp kenn du ko fay loolu mooy plan B bi na ko ñëpp xam jërë ngeen jëf.